salaamaaleykum sama gars yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen nemmeeku bu baax a baax di xool ci loo leen nekk bu baax di leen masaw bu baax a baax ci coono màggal gi nga xamante ni moom la ñu jóge di ko bégee bu wér gannaaw biñ si duggee bu ak jàmm ba génn seeg jàmm ak salaam bu mat sëkk ak coowal Covid bi mais gis naa ni sëñ bi def na ci xéewal ba gars yi màggali si jàmm ba ñibbi si waat sama gars yi tey akama baax nag dafay defaat taxaw seetlu si ñaari mbir yoo xamante ni ñu ngi koy jàngat ci actualité bi nga xam ne actuellement nii mu ngi am benn actualité bi nga xamante ni actuellement mu ngi am mooy coowal robinet mbedd bi nga xamante ni Mansour Faye moom la ñu indil si biir réew mi duñu ko naxee ànd ak benn soi-disant yaa xam mbay boobu nga xamante ni jikkoy pitbull la yor mooy di songaate attaqué waate kase mooy métier mais si biir naxaate yooyu nga xam ne politiciens yi ngi koy def yëpp mais ngeen gis politiciens yi ni ñuy embarqué ñi dëkk Dakar di leen sànni ci àll bi ba pare di pasaree suuf si nga xamante ni moo des biir Ndakaaru balaa ñuy tàmbali nag ñu ngi nuyu sama mbokku guinéens yi bu baax a baax di leen ñaanal ci seen élection yi ñu jëm ñu dugg ci ak jàmm ak salaam di leen wax ñoom ñëpp nañu génn massivement dem voté ji guinéens yi nekk ci biir Sénégal ñu nekk ci biir diaspora bi ak ñu nekk ci biir Guinée yëpp yéen ñëpp a génn leen massivement dem voté ji contre Alpha Condé le vieillard bi nga xamante ni vieillard de 81 ans nekk ci bopp réew mi feebar wopp dem ba nga xamante ni mënatul tële àllum neen mel ni Alpha Condé nga xamante ni kattan nga mu wàccee si terrain bi campagne sax amu ko nga xamante ni moom Alpha Condé moomu noonu ay meeting sax si vidéo conférence la koy def ndax tellement que kattan gi nekkatu fa di leen wax yéen guinéens yi bis boo leen jëlee seen carte ba dem voter ko Alpha Condé bu yeboo ngeen xamante ni doo leen gis ku leen rendre compte ndax Alpha Condé si biir palais boobu la nar a deewee boo leen koy voter ba pare si palais boobu foofu lay deewee li muy saaxee si alalu Guinée yëpp du am kenn ku muy rendre compte ndax dafay dee ndax kan mooy gis vieillard feebar malade mental bu mel ni Alpha Condé ngeen di jël seen ay carte di ko votel bu leen mës a votel Alpha Condé génn leen massivement dem voté ji contre Alpha Condé bu leen seni bi mës a découragé loo ba ngeen toog seen biir kër yi génn leen ngeen dem voté ji donte Alpha Condé li nga xamante ni mu ngi koy def sax ay signe ku dal xel la parce que ku war a dem élection toog sa biir kër di def say meeting par vidéo conférence dafa mel ni yow élection yée ngi sa poste mais loolu bu mu leen mës a découragé loo wàcc leen ci terrain bi ngeen dem voté ji contre Alpha Condé loolu maa ngi leen koy ñaan sama mbokku guinéen yëpp gannaaw sama gars yi bu ñu jógee si loolu nag dañuy dellu si waat fii nii si biir Sénégal ñu waxtaan ci actualité bi nga xamante ni mu ngi am ci naxaate yu politiciens yi di def sama gars yi boo leen xoolee politiciens yi ba gis seen jeu bi nga xamante ne ñu ngi koy joué ak population bi yow sa xol sax dafay jeex en tant que sénégalais lan mooy jeexal sa xol parce que boo gisee Mansour Faye coowal robinet mbedd bi mu indi man xaw ma dafa juddoo ci robinet mbedd xaw ma da doon rooti robinet mbedd ba def na daal fexe ba indi fi coowal robinet mbedd ànd ko soi-disant complice journalistes yi nga xamante ne ñoo fi nekk ñu ànd ak moom si coow li yenn sénégalais yi amul bopp nag di partager bagages yi di ko partager coow li di gën a riir comprendre nga ba nga xamante ne ñun actualité bi sax actuellement nii dañ ko commencé di fàtte te Mansour Faye li mu war a def mooy dem of nag génnee suñu xaalis teg ko ci table ji sama gars yi gis nga boo leen xoolee Mansour Faye bi muy ñëw 2S dafa def sortie bu extraordinaire ku dégg sortie Mansour Faye ne Mansour Faye li mu yor mën na tasum réew yor na lu extraordinaire fekk Mansour Faye benn audio bu 30 secondes la yor boo xamante ni problème yi nga xamante ni moom lay raconté moom Mansour Faye yu xewoon ay 2013 la woon yu xewoon ay 2013 léegi nag la moo ci gën a doy waar Cheikh Issa Sall mi ngeen di dégg si turam Cheikh Issa Sall moo rusloo sénégalais yi kilifa gu mel ni yow nga wàcc nii ba baa toroxol sénégalais yi yow de say xarit ak say mbokk bu ñu jàngeewul ci lii nga def yow Cheikh Issa Sall ma xam ne toskare ñeel na leen yow képp kuy wax ak yow rek bu mu la woo téléphone na dem ba ci yow wax ak yow ay waxu biir ne ndax amoo bàmmeelu biir sama gars yi bu ngay xoolee loolu noonu Mansour Faye def ko ak bi nga xamante ne annoncé na ko pour moom bu ko annoncé ki muy menacé day daw res ki muy menacé fekk ci ko si biir coow li Mansour Faye def ay marche arrière léegi audio boobu génnee ci kan ci Yakham Mbaye léegi kan mooy Yakham Mbaye Yakham Mbaye mooy ki fi fekk rabu àll yëpp ne leen fi ñukk ne man jikkoy pitbull moo ma neex songaate jikkoy pitbull laa choisir mooy di songaate di xasaate loolu mooy sama métier Yakham Mbaye mu wax sénégalais nilaar bi mu nilaar moom Yakham Mbaye
nga xam ne amul sax diplôme bu ko permettre mu toog ci siège du directeur général bu Soleil amul diplôme bu ko may amul diplôme bi dañ ko fa teg spécial pour muy songaate mais Yakham Mbaye ñun gisoon nañ fi Ndiogou Wax Seck ak journal Il est Midi sa loolu moom nga nekkee noonu bu la leeree ni du réussir rek yow muy sa jàmm benn jour laa mës a dégg Yakham Mbaye wax ci problème mu sénégalais yi mooy bi mu toogee ci plateau TFM ak Pape Ngagne Ndiaye xam nga Yakham Mbaye lan la waxoon sama gars yi Yakham Mbaye nee na Abdoulaye Wade dafa jël autoroute à péage bi def ci 400 milliards nee na Macky Sall la ñëw war a auditer 400 milliards yooyu noonu Abdoulaye Wade def ci autoroute à péage bi nee na Macky Sall daf ko yóbbu ba 80 milliards ne tubaab yi yeggali leen Yakham Mbaye moo wax loolu. léegi Yakham Mbaye moomu nga xamante ni moo coowal dina si fay Sall doon nañ ko fi dégg ci gémmiñam moom Yakham Mbaye moomu noonu Macky Sall moomu mu wàcc woon loolu mu wàcc woon moom Yakham Mbaye si loolu la sëgg ni actuellement di ci lekk ne Macky Sall lay défendre Yakham Mbaye moomu noonu li muy wàcc woon si lay sëgg actuellement di ci lekk ne na Macky Sall lay défendre Yakham Mbaye yow yaa mën a nax sa bopp boo yaakaaree ni mën nga ñu tuur lëndëm Yakham Mbaye yow xanaa sénégalais yi dëkk feneen ngay nax mais bépp sénégalais bu dëkk Dakar rawatina Médina yow Yakham Mbaye booy Médina yi boo leen saagaa ndey sax duñu fayu ndax xam nañ yaay kan sama gars yi booy Médina yi Yakham Mbaye mi bu leen saagaa duñu fayu bépp booy buy fréquenté Médina rue 33 angle 6 derrière pinc mi ex cinéma Elage bépp booy buy fréquenté si biir koñ boobu nga xam ne fa la adon nekk booy yi fréquenté buntu adon yëpp Yakham Mbaye bu leen saagaa duñu fayu parce que xam nañ kan mooy Yakham Mbaye comprendre nga léegi Yakham Mbaye moomu moo wëlbatiku tey di muur baas gis naa Birima Ndiaye bu TFM mu ne Macky Sall moo ko wax mu dem ci réseaux sociaux yi défendre ko comme ni muy waxee gaayam yi dem leen ci réseaux sociaux yi ngeen défendre ma léegi réseaux sociaux yooyu Macky Sall di leen envoyé ñoom ñu nangu ko ñoom politiciens yooyu lan moo xew ci réseaux sociaux yooyu li fa xew mooy xam ngeen lan mooy saagaate xassaate ku fa dem ñu saaga sa yaay saaga sa pap léegi Macky Sall envoyé leen fa ñoom pour ñu dem fa ñoom ñu saaga seen pap saaga seen yaay ñoom ñu accepté dem ci réseaux sociaux yi ne dañuy défendre Macky Sall ñu leen di saaga suba ngoon guddeeg bëccëg ñoom ñu nangu ko pour défendre Macky Sall léegi lan moo jar a royee ci Macky Sall mooy fonk say waajur pourquoi Macky Sall yabalu fa Aline Sall pourtant Aline Sall bindkat la journaliste la mais yabalu ko ci réseaux sociaux yi parce que fonk bi mu fonk ay waajuram bañ ku leen saaga moo tax yabalu ko fa mu yabal fa ñoom Yakham Mbaye ak ñoom Birima Ndiaye ñuy dem pourquoi yabalu fa Abdoulaye Thimbo ndijaayam parce que bëggul ko saaga ndijaayam bëggul ko saaga ay parents am léegi mu yabal fa ñooñu noonu ñoom Birima Ndiaye ñu taxaw naan Macky Sall moo ma envoyé fee ma dem défendre ko ci réseaux sociaux yi foo xamante ni yow dañ fay saaga sa papa ak sa yaay suba ak ngoon guddeeg bëccëg ngeen nangu ko léegi ku accepté ñuy saaga ay waajuram pour benn nit est-ce que ñooñu dinañ ñëwati yéen sénégalais yi bëgg a dugal seen bopp yéen loo leen xamul est-ce que yéen war ngeen nangu loolu sama gars yi boo leen xoolee politiciens yi jeu ping pong bi nga xamante ne ñu koy naxee boo leen xoolee Kër Massar ba léegi nii ñu ngi ci biir ndox mi def na fa 1 mois état bu Sénégal jéemu ci dara ñoom ñu ngi ci biir ndox mi ñenn ñi ñu loger leen ci biir école yi école rek mu tijji ça fait même pas 1 mois bu école tijjee ñooñu noonu nekk ci biir école yi dañu leen di génnewaat sànni leen ci mbedd mi état bu Sénégal jéemu ci dara sama gars yi ngeen xool politiciens yi nga xamante ni benn groupe de bandi lañ ay woyu yu groupoo xoole bi ñuy teg autoroute à péage ñaata kër famille la ñu génnee fii Dakar sànni leen ci àll ba ñu dem dëkki fu kenn xamul xoole bi ñuy teg terre bi ñaata kër famille la ñu déjati sànni leen ci àll ba ñu dem dëkki fu kenn xamul xoole bi ñuy teg BRT bi ñaata kër côté Grand Médine bi la ñu jox indemnisé mbugal leen ñoom ñëpp ñu génn dëkk bi dem seen yoon dem génn Dakar nga xool problème bu terme sud mi nekk Wakam nga xamante ni Samba Bathily mu ngi fa jéemu ci dara yëyu si yàbbiwu ci te Samba Bathily lu gën a jafe la def mooy ñu fal la maire folli la nga ñëwaat war gëléem wër ak moom biir Wakam def ay pexe ba faluwaat loolu lu ko gën a jafe amul te Samba Bathily def na ko
te jaraloon na ko war gëlëm di wër ak moom ci biir Wakaam waa Wakaam bi yëpp génn naan ko xanaa ma Ndir Bàjjo xanaa doo fi jaar mu ne dee fi lay jaar te wër naa gëlëm ak Wakaam ba def ay pexeem ba dellu ci waat biir Wakaam tey ñuy mbugal waa Wakaam kenn déggul Samba Bathily te pourtant bi Covid bi ñëwee moom Samba Bathily def na lu ne pour Wakaam ñu koy cité ci Covid bi chaque jour mu ñëw ak ay chiffres am chaque jour mu jige fan la mujjee di reyanteeg waa Africa 7 di xuloo ak ñoom ci plateau yi xuloo bu tàng jër parce que chaque jour mu ñëw ak ay chiffres am yoo xamante ne kenn xamul fan la jëlee chiffre Covid am yooyu tey ñuy toroxal waa askanam mu taxaw terrain neutre ñu génnee waa Wakaam sànni leen ci mbedd mi Macky Sall foofu noonu am na terrain bu fa nekk tout près mu jox leen ko mais non dafa préféré génnee benn 800 millions jox ko famille yooyu noonu pour ñu génn Ndakaaru dem dëkki ay ñàkku rab ak ay fu kenn xamul ngay gis politiciens yi ni ñu jëlee Ndakaaru seetaan problème foncier Ndakaaru cher benn cher boo xamante ni nit ñi seen ay rêve dëkk Ndakaaru daf ci génn bokkatu ci même bu ñu liggéey xalaatuñu am terrain Ndakaaru ñu naxee ñu ay wàññi location bi gën a cher état bi croiser les bras bàyyi baadoole yëpp ñu leen di génnee biir Ndakaaru mënatuñu dëkk Dakar à cause de terrain yu cher mënatuñu dëkk Dakar à cause de location yu cher état bu Sénégal croiser les bras ni moom yoonam nekku ci ngay gis ni ñuy ambalee baadoole yi ni ñuy ambalee Dakar yi ni ñuy ambalee ñu dëkk ci capitale bi di leen sànni ci àll ba léegi ñoom politiciens yi yéegal niveau bi foo xamante ne après ñoom ñoo koy dëkkee sama gars yi yeewul leen ngeen conscient bu baax ci politiciens yi lu ñuy def bis bu ñu indee seen coowal robinet mbedd bu leen ci commentaire bu leen ci xuloo bu leen ko partager bu leen ko yaatal jël leen coowal robinet mbedd yi sànni ko fu kenn xamul ba pare concentré wu ci actualité bi yow Macky Sall nan ngay nekkee ci nguuru Ablaye Wade dëkk bi metti ba booy yi ñëw wàcc barsak yow nga ñëw ñu ne yow yaay indi solution ñu dem ba fàtte coowal barsak boo yëpp a croiser les bras des ak seen ngor toog di dund lu metti di la seetaan yow jéemoo ci dara ba boo yi jëlaat seen bakken tegaat ko ci kaw ndox mi delloo si waat fi coowal barsak di demaat di dee pour wuti lu ñu am te fan lañ ko commencé waatee ci sa nguur yow jéemoo ci dara lu dul yow noo amaatee beneen mandat jéemoo ci dara lu dul ay noo gañaatee ay élection dem indil ñu ay Yakham Mbaye ñu ñëw fii ànd ak Mansour Faye mi nga xamante ni xaalisu sénégalais yi la jël kenn xamul fan la dugal xaalis bi kenn xamul ceeb la si jënd kenn xamul lu mu si jënd ñu ne ko kaay leeral ko Mansour Faye te tëj ne du ko leeral di wër-wërloo sénégalais yi di leen naxee benn audio boo xamante ni audio bi tekkiwul dara ba dara booloo jeex sénégalais yi delloo si leen seen xel ngeen xippi seen bët ci politiciens yi bu baax a baax ngeen concentré bu baax a baax ci actualité bi selon li nga xamante ni moo fi am bu leen kenn nax concentré wu leen ci li nga xamante ni mooy am ci actualité bi gis nga indépendance kenn du ko joxe. Indépendance dañ koy foqati indépendance dañ koy jël nan la ñuy jëlee indépendance mooy nga dem bindu ji di suivre actualité yi am carte électeur bu élection jotee nga sanctionné foog ngeen ni sanctionné sanction yi ak solution yi seen ay loxo la nekk yéen sénégalais yi bu leen mës a bàyyi xeex leen jusqu'au dernier centime bu leen mës a seetaan politiciens yi nga xamante ni kenn xamul ay yan genre façon rabu àll lañ ñuy ñëw di nax population bi di sacrifier doomu baadoola yi sama gars yi kon tey akama baax moo fi jaaraatoon di defaat beneen taxaw seetlu boo xamante ne mu ngi ko doon def ci samedi bii nii di leen ñaanal bu baax a baax di leen wax na ngeen dem Facebook suivre bagage yi bu baax a baax sama gars yi yaatal bagage yi mu gën a yaatu bu ñu paree ci réglage yi nga xamante ne ñu ngi koy def ci YouTube bi rek bu ko defee affaire yi dina gën a yaatu bu ko defee gars yi gën a partager bagage yi parce que gis naa ni ci Facebook bi foofu lay gën a jàllee mais sama gars yi kon akama baax moo fi jaaroon di leen bëggee bu wér di leen wax ngeen partager bagage yi mu jàll